mbokk yi jàngeen jëf dal leen jàmm xibaar yi li ci gën a fas Iba Der Thiam nangu na ne comité bi ñu dénk bindaat histoire u Sénégal te mu jiite ko dañoo juum ci lu ñu bind ci Cheikh Abdoulaye Niass bu Kaolack gannaaw ba porte-parole ba bu Medina Baye xamale ni nu mel ci ay xibaar député bi di Malaw Sow institution Sainte Jeanne d'Arc la àndal ñi ñaxtu di way juru ndongo daara yi foofee mën nañoo jël seeni doom yóbbu leen ci nañ l'école la wax ndax fa ñu yóbbu seeni doom dañu am seen règlement bi ñu war a respecté ba tey ci wàllu xibaar nappkat yu Kayar amal doxupa ñaxtu ngir seen bël ba ñu daal di ko defar bu nekk Saint-Louis nee nañu rotal na 400 bakkan ay doomu Kayar bokk ci nappkat yi foofe nag ne loolee faw nguur gi taxaw ci ñi yeewoo quartier Gazelle Est ca Pikine ci fii ci banlieue bu Ndakaaru ñoom tamit nee nañu ne leen waa ONAS wàllu mënatuñoo dund ak ndox mu salte bi foofee quartier bi nag kenn mënatu fa yegg si te sax am nañu njàqare lool ci seeni wër gi yaram ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram ak Abdou Diouf Junior tour du web yoonu toll bonne santé gan gi Ismaïla Fall nekk foofee direction protection civile di waxtaanate ci dënnu yi nan lañ ci mën a aare askan wi ba ñu moytandi ko ay jëye ci technique bi Amadou Ndiaye asalaamaaleykum. juumte am na ci histoire Sénégal ci histoire générale fii ci Sénégal Iba Der Thiam nag nangu na ne daal comité bi ñu dénk bindaat histoire Sénégal te mu jiite ko dañoo juum ci li ñu bind ci kii di Cheikh Abdoulaye Niass foofe ca Kaolack gannaaw ba porte-parole bu Medina Baye di Cheikh Mahi Cissé xamal leen ni nu mel. mu nag indi ay leeral sànq ci téléphone bi waaye kenn mënu ko enregistré waaye daal nangu na ne lii ñee wax dëgg la am na dinañ sax bindaat ni nu mel leeral yeeg Fama Dione ci buumu jokko bi professeur Iba Der Thiam ni waaw li ñu wax dëgg la moom nag muy tontu li nga xamante ni ki yor kàddu ñaseen yi wax na ko comité de pilotage bi bind histoire générale du Sénégal dafa juum ci histoire Cheikh Abdoulaye Niass ab passage bu téere boobu nag dafa bind ni El Hadj Abdoulaye Niass ci école Maodo la bokk mu nekk ak juumte loo xamante ni professeur bi nee na daañu ko rectifier waaye nag nekkul rek njabootu ñaseen gi ñooy dal ci kaw téere woowule ginnaaw loolu le njabootu Amadou Sakhir Ndiéguène ba ca Thiès tamit dàq na ay passage ci ouvrage bi nikit waa Sine nee nañu ci lu ëpp juróom-ñaari téeméeri page 3 page dong lañu jagleel Sine doyul benn yoon. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. di ay lim yoo xam ne doy na waar lool di ay nappkat yi foofe ca Joal di nga xam ne ñeenti téeméeri bakkan ak lu toftal rot nañu foofe ca Bëlba foofe ca Joal wala sax ca Saint-Louis tey nag ñu amoon seen i sitting tey ci ngoon ñoom ñi day nappkat nag bëgg ñu defar ku na ma gën a gaawee. ndax nguur gi moom moo leen ko digoon Mbour Abdourahmane Diallo. bi ñu falaatee Macky Sall ba léegi nappkat yaa ngi koy xaarandi ci liggéey yi nga xam ni dañ ko waroon amal ci bël bi fële ci Saint-Louis nappkat yooyu sax di ñaax njiitu réew mi mu daal di respecté kaddu am Ibrahima Kane moo yor kaddu Joal Pêche. bël bi du ay doomi ndar rek ñoo fay dee ndar ba Cap Skirring foo dem doomi dëkk boobu ña ngay dee ca bël ba kon gouvernement bi daf cee war a taxaw digoon nañu ko daaw defu ko te tefes goo dem dëkk boo mënti dem na ngeen xam ne APR moo fa gagné 100% la ko moo li votel mu pare wor ñu ndax loolu ay wor lañ ko mun tuddee booba heure yi waroon naa fekk mu defal bër bu yàgg lim ñu digoon defu ko. nappkat yooyu di fàttali ni bël boobu nit ñuy bëri dal si ñàkk seeni bakkan. milliards yi ñu jël di ko yàq feneen nañ ko def si bël bi. doomu Sénégal di fa dee chaque année 20 morts par an la ñu calculer ni bi ñu ko calculer depuis 2012 ba léegi dafa doy lii dee si bël bi dafa doy dafa metti. mu doon tamit mbir mi nga xam ni jabaru nappkat yi nekkee Saint-Louis ub na seen bopp Ndeye Fama Sarr. suñu njaboot ñooy dem géej ak suñuy jëkkër ndar booy xool instant yi fi mu toll ni dafa manqué góor ñëpp dee nañ dañoo bëgg nag ñu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi ñu defaral ñu bël bi ndar dafa manqué góor ajoor yi rek ñooy takk suñuy jigéen fi mu toll nii dañoo bëgg nag ñu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi ñu defaral ñu bël bi Macky Sall sonn nañu. nappkat yi nekkee Joal ak li ko wër di xamle ni rafetluwuñu taxawaay seen ministre bi ñuy ñaax Aminata Mbengue Ndiaye mu daal di wàcc ci terrain bi comme ni mu ko doon defee bi mu yoree ci lu jëm ci wàllum càmm gi. RFM Mbour Abdourahmane Diallo góor moom wóoru fee manqué beneen sitting bu amaat foofee di ay nappkat bii nag mu ngi am foofe ca Kayar naka noonu ñoom tamit nee nañu seen bël ba faw ñu bël ba ca Saint-Louis faw ñu defar ko ndax bakkani ci yoxo doy na sëkk ak barke Cheikh Anta Diop.
nappkat yi nekk ci Kayar ànd ak seen njaboot dikkoon ci quai de pêche bu Kayar doon amal taxawaayam ñaxtu ne nañ bël bi nga xamante ni moom moo nekk Ndar war nañ koo defaraat ndaxte lu toll ci 400 nit de xayma nañu ko di ay nappkat bokk ci ay waa Kayar yoo xamante ni faatu woon nañ ca ñoom ñi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu jël ciy pexe Mor Mbeng jiite Union nationale des pêcheurs artisanaux. tey jii nag ñu daje woon fii si Kayar li ko waral mooy jàppale suñuy mbokk ci jafe-jafe bi nga xamante ni ñoo ngi koy dund ñun mool yi bi mooy Brest de Saint-Louis mooy bël ku ne gis na ni 2003 lañ ko ubbi woon tey mi ngi si 17 kilomètres de longueur at mu jot presque 40 personnes dina fi génn àddina tey bi ñu ubbee Brest bi ak léegi si mi ngi toll si 400 nit ak fukk ak ñeent yoo xamante ni génn nañ àddina bokk si ñi nga xamante ni si ñooy ay mool yoo xamante ni si ay père de famille lañu woon wàcc fi ay njaboot ñu gën a soxla fi mu nekk nii mooy balisage ak dragage bu bëlu Ndar bi suñ ko defaroon tey ji économiquement ñun waa Kayar dinañ si gis suñu bopp parce que dañuy napp ji di dem fii ba Pout suñu essence jeex fa duñu jàpp jën mais duñu def lu bokkul ak wëlbatikuwaat ñëwaat ba Kayar lakkaat ay millions. Madické Seck mi nga xamante ni moom moo jiite gaalu looce yi moom sax nee na mbir mi day jéggi na dayo lool ba tax na ñi ngi ciy sàkku ki nga xamante ni moom mooy jëwriñ yi nga xamante ni moom moo yor wàllu napp gi di Aminata Mbengue Ndiaye mu taxawu leen ndaxte dige bi dafa yàgg. ki ñuy gën a interpellé mooy ministre de la pêche kon ñun pêcheurs yi noonu la ñu bëggee suñu amee problème mu jóg. nappkatu Kayar yi nag xamal ne ñu ngi cëb dëcc ndaxte ñaar ci ñoom dañoo génn àdduna ci fan yi ñu génn ab fuudude moom moo dal seen kaw ci biir géej ba ñu ñàkk ci seen bakkan. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. usines yi nga xam ne ñoom ñooy defar farinu jën dafay bëri lool sax Greenpeace nag jàpp ne war nañoo dakkal licence yi ñu koy jox yooyu les usines ñu nag woo dëkku Afrique yëpp ñu fexe ba xoolaat juridiction yi ngir ñu aar li nga xam ne moom moo jóge ci géej gi Papa Balla Gaye. anam yi ñuy nappee ak usines yi nga xamante ne ñooy defar farinu jën bi doon na loo xamante ne tere naa nelaw ñii di waa Greenpeace ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngu ngir daal di aar alam gile ci gis-gisu docteur Ibrahima Cissé mi nga xam ne moom mooy responsable campagne Océan Greenpeace bu Afrique muy xam ne dañoo war a daal di dakkal licence yi nga xamante ne moom la ñuy joxe ngir ñu daal di amal seen liggéey yooyu lee première mesure bi ñu war a njëkk joxe mooy ñu arrêté joxe licence ci usine de farine de poisson bu ñu paree ci loolu ñi nga xam ne ñoo yore licence yi di liggéey li nga xam ne jaaduwul ñu nangu ko ba nga xam ne ñu mën a dellu ca la nga xam ne moo amoon bu njëkk mooy li nga xam ne nit mënu ko dundee loolu la ñu nangu woon waaye jël jën bu bees jën bu tooy di ko def farine loolu lu xel mënul nangu la. moom mi nekk conseil technique bu jëwriñ jër wàllum napp gi ak économie maritime Babacar Banda Diop muy xamle ne dinañu amal ay yoon yoo xam ne dinañu gën a saytuwaat naka la ñuy liggéeyee usines yooyu lee ngir daal di moytu caxat-caxate gi nga xam ne moom la ñuy def ci jën yi ci géej gi. amul benn encadrement juridique spécial bu ko encadré te dafa war a am parce que quand même c'est une activité spéciale donc mu woote benn concertation boobu sant na ñun ñu ngi ciy liggéey sore nañ ci trop defar nañu terme de référence yi defar nañu agenda bi sax defar nañu du ñu jël benn mesure toog suñu bureau rek ministre bi toog rek jël ko. ono ji nag Greenpeace jàpp ne réewu Afrique yi sax ñoom ni dañoo war a lëkkaloo ngir fexe ñu daal di amal ay yoon yoo xam ne dinañ gën a mën a saytu lépp li nga xam ne moom la ñuy def ci biir géej gi. protection boobu du dara lu dul téeméer boo jël ñu jël ci fanweer ñu mun ko protéger fanweer yi nekk pàcc boo xam ne kenn du fa napp kenn du fa def benn activité ressources yi mën a laqatu foofu di fa jur. ñeenti usines yoo xamante ne moo am ci Sénégal ak ñaar yoo xamante ne ñu ngi koy door di ko defar loolee tax na nag ñoom waa Greenpeace ñu jàpp ne nguur gi dafa war a taxaw temm indi ci ay dogal yu mucc ayib su ko defee ñu gën a mën a sàmm li ñu duppee sécurité alimentaire ngir askan wi le. Papa Balla Gaye juróom-ñetti simili moo la ci juróom-ñetti waxtu fi ci RFM. ak RFM kumpa jeex na. IPRES diggante 2014 ak tey jot na amal lu ëpp daanaka juróom-benn fukki milliards di loo xam ne daanaka musulam ba mu juddoo ba tey boobu la entreprise di ay kaddu ki ko jiite di Mamadou Sy Mbengue moom nag nee na am na lu ko métti lool bu déggee daal ay nit di wax ne société ba daa nekk ci crise Mamadou Diagne Sy Mbengue nag di sax tontu ñi nga xam ne daal ñoom ñoo taxaw di wax naka sudul noonu rawatina sax ci li ñu wax ne dafay jël ñi ko neex te du ko jaaxale ci benn yoon tey doon waxtaan ak wàllu taskatu xibaar yi fekkee woon na ko Mar Mbaw. société bi di IPRES nekkul ci benn crise comme ni ko ñenn ñi di waxee bu ñu sukkandikoo ci directeur général am Mamadou Sy Mbengue di xamle ne biñ ko tabbee ci bopp bile entreprise ba léegi mbir yaa ngi dox bu baax a baax te kenn sañu ko weddi. crise bi dama wax ni crise artificielle weer bu dee li ñuy nattal retraité yi di leen ko fay weer laa wax waxuma at mi ngi toll ci juróom-ñaar ba juróom-ñetti milliards par weer daaw ci at mi fay nañu lu toll ci téeméer ak fukk ak ñeent ci ay milliards parce que da nga ciy boole avance tabaski weer wala passé 14 milliards la ñu génneendoo fay retraité yi boole ci seen avance tabaski 21 jours après ñu génnewaat 7 milliards fay
waaw kër gu dox. Mamadou Sy Mbengue nangu ne naam ab rupture am na ci wàllum garab yi waaye lal nañ ay pexe ngir jëlee fi li nu mel. avec le nouveau système il nous sera facile. ak système bu bees bi dina tax ñu gën a mën a am gisin bu yaatu ci garab yooyee waaye tamit def ay allocation yu gën ngir ñu mën a dakkal rupture yi nga xamante ni ñooy faral di am. moomee di indi ay leeral ci jël ay liggéeykat te dippoowul ak yoon. nit yooyu ñu fay jugal du directeur général mooy toog nii temps laa fay def ba fii may wax ak yéen am na gabu 53 agents jëlaguñu ko mais des effectifs da nga koy def au fur et à mesure dafa am nag ay mots yoo xam ni recrutement pléthorique gabégique dafa bokk ci vocabulaire yi ñuy chargé un directeur général wala ku nekk ci pouvoir. Mamadou Sy Mbengue di woo àll traité yi ngir ñu delloo ci seen xel directeur général ba jàpp ne foofee mu nekk dafa war a nekk bu baax a baax. gannaaw taw yu metti ñu doon nemmeeku fan yi weesu ca Sénégal ba tamit Rufisque metti woon lool ministre des collectivités locales nag demoon na fa ngir saytu mbir mi. kii nag di maire bu Rufisque Nord tamit daanaka reyalul bu baax a baax lii di dégâts yi dafa jàpp ne saafara mun na cee am ministre bi nag ne dinañu tabax mur boo xam ne moom mooy wër stade Ngalandou Diouf Abdou Diouf Diagne. visite bi ñu ngi ko dooree ci tunnel bi nga xam ne moom moo nekk ci yoonu HLM bi tunnel boobu sax siiw lool ginnaaw taw yi nga xam ne moom moo fi amoon tan gis sax ay ndaw da ci feey Mame Oumar Mané di maire bu commune bu Rufisque Nord mel ne jafe-jafe yooyu nga xam ne askan wi dañ ko doon jànkonteel daf koy soofantal. phénomène bu naturel la donc c'est des problèmes de rien du tout encore une fois de mais ñuy wax ñoo xamul et ils ne maîtrisent pas ceux qui occupent les espaces de communication ne savent rien et ne maîtrisent pas les situations parce que buy taw duñu génn. Omar Gueye mel ne ku koy feelu moom mi muy xamle ne li ñu doon wax lépp bi mu ñëwee laneen la gis. wax dëgg yàlla bi may ñëw yaakaaroon naa ni bu ñëwee fii image yi ñu wane ci télévision bi moo fi nekk ba léegi wante préfet wax na ma maire du Nord Oumar Mané wax na ko le maire Albendo yi wax na ko moom moo fi teewal le maire de la ville nee na ñaari waxtu bi taw bi paree ndox bi yëpp dem na loolu li muy firndeel mooy disposition yi ñuy jël pour ndox mi dem fonctionné na. ci lu soxal benn ci miiru stade Ngalandou Diouf bi nga xam ne dafa daanu woon ginnaaw taw yi liggéey bi dina door lu yàggatul dara suñu sukkandikoo ci jëwriñ ji ñu dénk wàllu collectivité territoriale. bi mbir mi amee président Macky Sall yëg na ko ni dañu dimbali waa stade ba mur boobu daanu ñu tabaxaat ma wax directeur général AGETIP ni ko loo mënti def bàyyi ko yónnee fa équipe ñu daal di jublu ci tabaxaat mur bi donc joxoon nañu ndigal boobu ñoom depuis démb envoyé nañ fa équipe li ñu leen sant mooy mur bi dañ ko defaraat ba nga xam ni ëllëg bu ndox ñëwaatee mur boobu ñuy defaraat bu bees du daanu. ci fàttali visite bi nga xam ne Oumar Gueye daf ko doon amal te ay maire yu bëri ci département bu Tëngéej gunge ko ci mu ngi am rek ay fan ginnaaw bi ñu nemmeekoo jafe-jafe yu bëri yu waa Tëngéej doon jànkonteel ginnaaw taw yi. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne ñëwaat fii ci banlieue bu Ndakaaru Pikine Gazelle quartier bi di Gazelle Est nag ca banlieue bu Ndakaaru ca Pikine ñi fa yeewoo nag nee nañu mënatuñoo dund ak ndox bu salte bi foofee da leen jural lorange quartier ba sax ci jamono jule daanaka yegg si fa doon na jafe-jafe lu sax gën a doy waar mooy dañoo ragal lool ci seeni wér-gu-yaram Demba Diagne moo seeni kaddu ci micro beeg ndongo ka situation bi dafa xaw a metti parce que fii dafa am benn réseau central bu fi jaar bu ONAS mais ça fait presque 10 jours dafa am benn distance boo xam ne égo yi dafa bouché léegi ndox bi day refoulé nag aussi taw bi bu tawee yokk aussi te ndox bi demul lépp day dugg si suñu biir kër yi ba ñu ci bari seen kër yi ci suuf dañ ko abandonné parce que odoru ndox bi moo leen sonal nit ñi seen déplacement yombatul ndax ndox bi dafa bari ouvrier yi seen liggéey doxatul accès bi nga xam ne fi la oto yi di jaar dañ ko gas war ko defar mais defaraguñ ko début bi woo nañ leen ñu ñëw indi équipe bu xool commencé defar après affaire yi xaw a difficile bu doon ndoxu taw la sax du garaaw mais ndoxu égo yi dafa xeeñ ba pare ñëpp xam nañ ni danger bi ci nekk pour xale yi ak mag ñi et tout ça canalisation yi loolu mooy seen problème donc ñoom balaa saison des pluies di ñëw war nañ ko ñëw nettoyer mais comme duñ ko nettoyer aussi bu demee ba accumulé wu fatt benn égo mais ndox bi day refoulé am na benn délégation bu fi ñëw ne maire moo leen yónni ñoom xool nañ nee nañ dinañ rendre compte maire mais maire en personne gisuñu ko n'empêche aussi ñu ngi koy woo mu ñëw xool parce que partie bi ci commune am la bokk Pikine Ouest nit ñi tamit suñu amee problème war na ci ñëw taxaw war nañ ko aussi gis ñu ngi woo ministre bi yor wàllu assainissement. gannaaw ba lenn ci collecteur wala tuyau bu Fann Hann Mabé nit ki démb la woon jot nañ fa sax dellu te jëlee ñi fa yeewu nag dafa sax mel ni amuñu benn tiitange ci ni nu mel naam sax xam nañu danger baa ngi foofee ñoom nag li ñu bëgg mooy daal ñu fexe ba saafaraam ci boobule tuyau boo xam ne mën na jur jëya saa su ne
Abdoulaye Diop demoon na foofee. ay band yu xonk moo wër pax bi ay nit ñu fekk leen ñu toog di naan ataaya di xool waaye tamit di tere ñi nga xamante ni ñoo bëgg jàllee foofee mu mel ne danger bi nekk ci seen suufu tànk déranger wu leen benn yoon. man maa ngi tudd Lamine Diop man maay borom kër gi nga xam ne gii ci la fosse bi bët. moom mi le dalal ñu ci biir ëttu këram ginnaaw ba mu jullee ba noppi moom di ñu xamle ni li ni mel mësu koo gis. 3 heures du matin ci lañ ñu yee. ñu bari sax dégg nañu bruit bi mais man mi dégguma koon mais dama jékki-jékki rek dégg ay fëgg yu metti ma tëb jug ma jógee ubbi bunt bi gis trou bi ma ne waaw li moom garaaw ndox mi de wal ah lii de moom 1974 laa fi dëkk waaye mais lii maa ngi koy soog a gis. suñu sukkandikoo ci moom mi le responsabilité société SNHLM engagé wu na ci bile mbir. wax dëgg yàlla HLM am na ci part de responsabilité bu méttee ñoom seen wàllu bopp dañ ne woon amul benn kër goo xam ne gii tabax nañ ko ci kaw canal waaw weddi ko woote ci réunion canal bi ku ci tabax yow yaa ko fekk te yaakaar naa lii ngeen gis nag weddi bokku ci kii sama kër la bokk. Lamine Diop ne dàqul benn yoon génn ci këram googu su fekkee danger bi ma nga fay wéy di am ba léegi. waaw mais su fekkee ni aussi ça danger bi mun fay jóg waaw su fekkee danger bi mun fay jóg mën nga toogaat benn jamono ñu ne waat mi ngi nii. ah mais vaudrait mieux nga dem seeti feneen. daanub benn pàcc collecteur bu Fann Hann ni kii démb daal dinay indi njaag ca dëkkandoo ya ñu yóbbu leen feneen wala ñu détourné tuyau yooyu ñoom ñi le li ñu bëgg rek mooy ñu aaral leen seen wér-gu-yaram ak i tamit seen kaaraange. député bi di Malaw Sow moom daanaka instruction Sainte Jeanne d'Arc la àndal dafa jàpp ne waajur yi ñaxtu maanaam waajuru ndong dara yi foofee ñoom daal li ñu doon def mooy jël seen doom yóbbu leen feneen ba ñu xamee ni l'école boobu dañu am seen règlement bi ñu war respecté mu ngi ci micro beeg Ibrahima Diamé. borom kër gu ne dafa am noo sosee sa kër. Macky Sall moom réew mi taxul borom kër gu ne mu naan la yow ñelee nga war a añee kii lii nga war a reeree. léegi ñoom bu fekkee ñoom ay catholique lañ. yow seen njàng doy la. nga jël say doom yóbbu ca seen école ba. wax dëgg yàlla bu ñu la ne fii bëgguñ ko fi muuru. ca dëgg-dëgg muuru moom amul lenn kañ ko sant mooy jigéen juy sëy di dem na muur boppam te loolu bëriwul sax Sénégal suñ bëggee daal duñ ci xuloo duñ ci xeex. école yaa ngi fi di jàngale alxuraan di jàngale français di jàngale arabe université ngi di ko jàngale doo fa yóbbu sa doom yooyu yëpp nga romb leen fa dem ci ñi nga xam ne jàngalewuñ alxuraan jàngalewuñ arab jàngalewuñ jàpp jàngalewuñ julli français la ñuy jàngale nga yóbbu fa sa doom ñu ne la ñun lii lañ tëral nga ne ñoom liñ tëral doo ci ànd fan lañ ko teg. Abdou Diouf ñoo ko déggandoo. RFM Sport. Abdou Diouf junior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Seydou Nourou Ba. dañ koy tàmbaleeg football ñaareelu tour préliminaire Ligue des champions kon génération foot mën na def li ñuy wax exploit maanaam mën na cee génn. mën na cee génn ci loo xam ne dafay bett ñëpp. ndax yëf yi kat moom football la ñoom génération foot ma fàttali ne dañuy dalal samedi ba la ñu jëm waa Zamalek bu Égypte. Zamalek nag li tax ñu ne war nañ caa mën a génn xëy na ci loo xam ne dafay bett ñëpp moo di ne dafa bokk ci équipe yi gën a am taxawaay ci wàllu Afrique ci rawatina ci wàllu coupe li nga xam ne moo di champion Ligue des champions fii ci Afrique. loolee nag Salif Diallo dafa gis ne lu war a mën a nekk la ndax football la rek waaye nag dina metti lool ci gune yi génération foot ñu déglu ko moom Salif Diallo journaliste la ca APS. football moom mooy sport boo xam ne dang fan yi dem rek ku ñëw mun nañ la teg ne yow yaa man ñu ñëw gañe la tubaab lu muy wax favori suñuy wax favori moom kenn du ko laam-laamee Zamalek la Zamalek soo gisee histoire am soo gisee jaar-jaaram soo gisee moyens yi bokkul ak sax ak histoire parce que Zamalek def na plus de 100 ans d'histoire donc vraiment y a pas mënoo ko méngale ak génération foot mais football si terrain bi la naam Zamalek mooy favori mais si terrain bi tout est possible surtout match aller bi Thiès lay amee ñoom xamuñu Thiès gars day tàng ñu nañ fa def gagné 1-0 wala 2-0 après ñu dem ñefe parce que football moom parfois du meilleur rek ñooy gagné ñu fàttaliku lu xewoon Liverpool entre Liverpool et Barcelone dafa gagné woon 3-0 mu ñëw Liverpool mu gagné 4-0 Ajax d'Amsterdam dem na gagné 1-0 Tottenham en demi-finale Ligue des champions kii ñëw si dëkkam dóor ko 3-2 xaw ma 3-1 mu qualifié wu donc gis nañ Égypte bu mag bi 8e de finale contre Afrique du Sud boo xam ne benn victoire sur 3 matchs la am devant son public Afrique du Sud ñëw gagné ko jàll ko donc football moom amul réalité mathématique naam génération foot di favori mais nan na mun a xar tànk tubé mu wax ne c'est possible mun na nekk parce que football lañ nekk. football la noonee la Salif Diallo gisee
pël bu dégg wolof match bi nga xam ne nag mu war a dox diggante Génération Foot ak Zamalek Seydou dina am kon samedi 14 septembre bi ñu jëm 18h su jotee au stade Lat Dior bu Thiès lay amee. Zamalek nag moom miin na compétition bi baax a baax ndax club bu Égypte boobu la nga xam ne ñu ngi ko tuddee Zamalek Sporting Club moom gagné na Ligue des champions bu Afrique juróomi yoon. ci 2006 bi moo mujjee ci bu muy def ay jaloore ndax demoon na ba ca final waaye doomu Égypte yooyu le waa Afrique du Sud ñoo leen mujjoon daan di waa Mamelodi Sundowns Football Club kon moom moo mujjoo jël boobule Ligue des champions africaine. dafa mel ni nga door équipe doo ko gëmee loolu moo dal ñii di waa France ci basket bi gannaaw ba ñu doxee ñii di waa États-Unis gëmewuñ ko moo tax it ñu ngay faram-fàccee fa ñu jaar ba daal di koy gagné 89-79 seen kii nga xam ne moo leen di tàggat di Vincent Collet dafa jàpp ne ñoom li ñu gënoon ragal mooy rebond yi nga xam ne ñoom waa Amérique dañ ci am doole bu baax a baax ak itam tir yi rawatina tir primé yi mooy tir yooyu nga xam ne soo ko defee am ñetti poñ bi ngay defee ci biti ci rëdd bi nga xam ne moom moo nekk ci raquette bi kon mu ne loolee lépp nag dañ cee def taxawaay bu am solo moo tax kon ñu mujj gagné waa France dañ koy déglu moom Vincent Collet ak suñu ndaw li ñu toogal foofee ca Chine ca mondialu basket ba Soda Thiam. Première chose sur laquelle il s'est joué, c'est le contrôle du rebond. li gënoon am solo te ñu njëkk koo def mooy fexe ba teg loxo ci rebond yi dama waxoon sama joueur ni suñu fexee ba dominer li nga xam ne moo di rebond yi ci kanam équipe bi nga xam ne ci domaine boobu moom moo ci gën a xarañ dina nekk loo xam ne dina baax ci ñun trop loolee nag la ñu def moo tax itam ñu mën a jàmmarloo ak ñoom ci ni mu waree ci ñaari secteurs yi nag ñoom doomi Amérique yi ñu ci baax lañu muy wàllu tir yi ak wàllu rebond yi waaye bi ñu demee ba joyantiwaat laal ci la ñu mën a dugaat ci match bi bu baax a baax bi ñu demee nag ba jiitu ba ëppale leen lu toll ci fukki poñ ci la ñu tàmbalee nag di naagu loolee nag biñ ci waxtaanaatee bu baax a baax la ñu gis ne yëf yi mënoon nañ ko joyanti te moom la ñu def ci jamono jooju nag la ñu dugaat ci biir match bi daal di koy contrôler expérience bi daal ci côté France la woon waaye du woon ci côté Amérique waaye nag li ma ko jàppee mooy ndorteel li rek la ndax demi-finale kese lañ qualifié te ñun moom suñu mëbët mooy fexe daal ba dem ci finale bi am nañu nag jongante bu metti boo xam ne moom ñuy xaar suñu digganteeg Argentine ndax équipe la boo xam ne bu naqaree basketal la waaye daañu def lépp daal ba mën caa génn ci ni mu waree ni ñu waajale woon suñu jongante bii suñu digganteeg waa États-Unis noonee la ñuy waajale itam jongante bii nga xam ne ci demi-finale bi mu ngi war a dox suñu digganteeg Argentine te daañu def lépp ngir génn ci donte sax dañ koy waajal ci diir bu gàtt. Il faut qu'on le prépare le mieux possible comme on a su préparer celui-là dans un temps très court. temps très court boobee moom la ñu am kon ngir waajal jongante bi war a dox seen diggante ak Argentine ñu jàpp ne demi-finale yooyu lee ajjuma lay door 10h Espagne ak Australie 14h moom Argentine moom mais waa France di xaar kon ñoom ñooy laale 14h su jotee final bi nag dimanche lay doon 15 septembre bu 10h jotee match de classement yi ëllëg la ñuy tàmbali ci alxames bi 13h su jotee Serbie États-Unis loolee nag mënoon na nekk finalu mondial bile waaye mujjul demee noonu ndax dañ leen daan ci quart de finale ñoom ñaar ñëpp 15h su jotee République tchèque ak Pologne lay doon ca àjjuma ja 13 septembre Espagne Australie ak Argentine France mooy demi-finale ya waaw ay équipe yu baax ñoom ñooy daje ca demi-finale yi yeneen match de classement yi ñu ngi koy waajal xam naa ca samedi ja lay doon Alaaji Seydou Nourou Ba. incha allah war na tam match de basket séeréer rek Haalpulaar yi parce que bu métti xam naa lay doon doo leen gis dara baax na jaajëf Abdou. xibaaru internet ci RFM. denceen ak Fama Dione. dal leen ak jàmm. coow li topp histoire bu Sénégal te ñu bind ko ci ab téere pënd bi wureegul ginnaaw njabootu El Hadj Abdoulaye Niass njabootu Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès waa Sine dugg nañu ci ñoom ñëpp nag ku ci nekk ak la nga ñaxtu ci téere woowule tey ci ngoon nag njabootu Niassène ki yor seeni kàddu jàkkaarloo na taskatu xibaar yi moom nag wax na la leen metti waaye nag woote nañu ci ab dal ci jamono jooju Dakaractu duñu xamal ni suñu njiiti réew mi séjour ba mu waroon a amal ca Ouagadougou da ko mujjee dagg na ko Macky ñibbisi na de site bi nee na suba sax convoqué na ab conseil des ministres te nee nañu ay dogal daañu ko ci jël
xanaa rek ñuy xaar ba suba ngir xool suñu président yan dogal la nar a jël. invitation ñaaxarañ loo ci session parlement CEDEAO suñuy naataango yu bëri dañu kaa ñaawlu jàpp communiqué boo xamante ne reprendre nañ ko ca Facebook ak Twitter SYNPICS moom mi ngi ñaanu lu muy woowee usurpation de fonction maanaam ñaaxarañ loo nekkul ab journaliste ba pare di ko mbubboo ba ñu koy invité ci session parlement bu CEDEAO. Bamba Kassé ak i ñoñom nag daal di ne ñu ngi dànkaafu Moustapha Cissé Lo muy jiite parlement woowule dina gaaw gàggante ci nu mu gën a gaawee njuumte lii. aar li ñu bokk nag dina wàccaat ci tali bi aljuma gi Seneweb daal di ne njiital parti Pastef di Ousmane Sonko moom nag woote na ci page Facebook am ngir koo xamante ne organisation syndicale nga associative ak politique na nga wàcc ngir ñu mën a réussir li nga xamante ni moo di mobilisation boobule. dem ca bitim réew néewug Robert Mugabe egsi na ci capitale ba di Harare xibaar bi ñu mën kaa liir ci site bii di IGFM suñu naataangoo daal di ne soxnaam suñ fi bàyyi di Grace Mugabe teewoon na ko ak njiital réew bu Zimbabwe di Emerson Mnangagwa moom nag jël na kàddu def ay seede yu rafet ci ndem si yàlla si di Robert Mugabe. tour du web jeex na ba suba ak jàmm. jaajëf Fama Ndione yoonu Tolomodo Mar Ndione. dal leen ak jàmm. campagne mbay mi mu ngi dox bu baax ca Kaolack foofu nag toolu gerte yi fi mu toll nii ñu ngi sax rawatina tamit dugub bi ak mboq mi nga xamante ne ñu ngi jébbi bu baax a baax ku ñu ko xamal mooy directeur régional bu développement rural ba situation bi ak Ibrahima Diamé. lu wees ñaar fukki fan ginnaaw bi taw yi ci baatee àll bi soppi na xar kanam bu baax a baax tool yi nag muy dugub muy mboq muy gerte ñu ngi meññ di dem docteur Souleymane Diop moom mooy directeur régional du développement rural. actuellement comme ni nga ko xamee nawet bi daal am na yaakaar depuis bu reprise pluie yi amee ci courant mois d'août comme ni nga ko xamee actuellement mën nañu considérer gerte gi ñaari vague de semis la premier semis ñu ngi tontóor ba commencé nañ samp ñaareelu semis yi ñu ngi ci développement bu am solo ba ñu ngi commencé tontóor boo jëlee dugub bi moom premier semis yi ñu ngi focc ba commencé na sax tontóor gàncax gi ñaareelu semis yi ñu ngi waaj a focc nga jël mboq mi moom mu ngi ci lu ñu naan nouaison maanaam muy former ay nœud actuellement loolu pour premier semis yi la deuxième semis yi ñu ngi presque à hauteur u 15 à 20 centimètres de hauteur boo jëlee sorgho bi donc ñoom ñu ngi début nouaison. ci wetu tool yi de am na yeneen variété yu nga xamante ne dañ koy béy file ci Saloum bokk na ci ñebe ak ñambi. ñambi bu ñuy jot a jëmbat moom it vraiment xob yi génn nañ bu baax a baax sant yàlla bu baax donc vraiment actuellement gàncax gi. li nag tax na ba béykat yi am nañ yaakaar bu baax a baax ci nawet bile bi jàpp nañ ni mën nañ xaarandi rendement yu am solo. ca Sédhiou jamono ji weeru août moo ëpp lu mu taw ci région bi tax na sax ba poste yu bëri dafa excédentaire maanaam daal nañ ci am rawatina boo xoolee ci Sédhiou commune lu toll ci juróom-benni téeméeri millimètre muy situation bu mën a tax gàncax gi sax ni mu waree donte sax am na tardé ci nawet bi at mi daal am nañu yaakaar ne mooy gën daaw ñu ngi séntu tamit ñoom baykat yi ay rendement yu am solo Max Cli de Compagnie. ren nawet bi ñëpp seetlu nañ maanaam yeexaayu dugg bi waaye bu ñu seetloo de manière globale seetlu ne vraiment nawet bi yëpp macha allah mën nañ wax ne baax na. ab nawet bu jaar yoon fu mu toll nii ak ay poste pluviométrique yu ñu nemeeku excédentaire ci yeneen i bërëb naam nemeekoo nañu ni taw bi yeewoon na dugg si loolu fës ci xibaar ñu jëlee ci direction régionale développement rural Omar Mbeng DRDR Sédhiou. am na ñeenti poste yoo xam ne am na excédent maanaam poste bu mel ni Sédhiou poste bi mel ni Diaroumé Bogal Jana Malari déjà li ñu taw daaw moo ëpp li ñu taw ren donc déjà mën nañ am yaakaar ne bu gënee taw septembre bi mën na ëpp sax taw daaw yi ñu ngi autour de 600 millimètres muy poste Sédhiou presque boo xoolee moo ëpp li mu taw déjà dugg na 600 millimètres donc loolu aussi mu doon lu am solo loo xam ne yeneen yi ñu ngi 500 ñii ñu ngi nangam noonu la ñuy tëddee. ab ndoxu taw bu bëree bu ñu gën a nemmeeku ci weer bu ñu gën a nii tax ba gàncax bi nekk ci anam yu baax. mois d'août bi yëpp daanaka daf ko taw presque du toog ñetti fan tawul donc loolu mu doon lu am solo la nga xam ne dafay yemook waxtu bi nga xam ne gàncax gi dafay soxla ndox muy période bi muy màggee foofu dafay soxla ndox donc waxtu boobu yàlla def na ne gàncax gi vraiment mois d'août bi yëpp daf ko taw. ci noonu sax DRDR bi Omar Mbeng di xamal ni su fekkente ne taw bi wéy na ci weeru septembre bi nu mu melee ci weer bu ñu gën a nii loolu ngën a rek la war a indil gàncax bi. loolu avantage la donc moom mooy arrangé ñi nga xam ne ñoom ñooy tardé maanaam ñi mujjee ji surtout si mois d'août bi donc ñooñu
ñooñu il faut mu taw ba octobre pour seen cycle mën a boucler wu mais ñi nga xam ne déjà ji nañ ci mois de juillet. Santé Salimata dalee nag jàmm sibiru mi ngi rey jamono ji ñu nekkee ci nawet ndox yi taa ak bërëbu ndox day indi ay yoo te yooyu le ñoom ñooy joxe feebar bi le li la ci tax a mën a mucc rek mooy di tëdd ci moustiquaire imprégné. Professeur Daouda Ndiaye man maa jiite département parasitologie bu faculté de médecine université Cheikh Anta Diop de Dakar donc moustiquaire bi li mu mën a def ñaar la day tax d'abord ba yoo bi du mat yoo bi bu jigéen bi mat doomu aadama bi jox ko sibiru du ko mat parce que day nekk blocage bi beneen bi aussi yoo bi bu daalee ci moustiquaire bi am na produit bi ci nekk bi day rey moustique bi donc ñaari yoo effet yooyu la am day aar nit ki mais également day rey yoo bi loolu nag lu nga xam ne la dañ ko war a def boole ko ci lépp lu ñuy jëmtuwaay yi ñuy def pour xeex sibiru buñ ko boolee en tout cas yi ñu def gëm nañ ne ñu bëri dootuñu feebar. at bu jot ay téeméeri nit dañuy ñàkk seen bakkan te ci jàngoro ji lañ koy jëlee xale yi nga xamante ni amaguñu juróomi at ak jigéen yi tollu diggante moom la feebar bi gën a yab. ñaar téeméeri doomu aadama dinañ am sibiru bi at bu nekk lu ci bëri nag téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom Afrique lañ jógee suñu côté gox yi téeméeri junni dina leen faat at bu nekk lépp également ci Afrique ci xale yu ndaw yi la ëppee ak jigéenu wéru loolu nag donc Sénégal mu mucc ci même si comme wax dëgg yàlla Sénégal boo jëlee téeméer bu ci nekk ñaar ak ñu war am ñett. bu sa xel jiixi jaaxaa bul xaar demal gaaw ci bërëbu fajukaay bi la gën a jege donte ni Sénégal def na ay jéego yu rëy ci xeex sibiru ba léegi am na lu des kii nga xamante ni xam-xamam dafa màcc ci wàllum xeex sibiru ni bu ñu ni waaw góor yëf yi dem nan ndax sibiru jógee gu fi digle yi mu joxe mooy di tëdd si moustiquaire di maytandiku matt yoo te itam boo gisee ni sa yaram tàng na rek demal seeti docteur mu nekkoon bonne santé. jàngeen jëf mbokk yi ci ànd bëgg déglu rajo Futurs Médias jaajëf adjudant chef Ismaïla Fall maa ngi lay nuyu. way Seydou Nourou Ba maa ngi lay nuyu di nuyu seen auditeur de la RFM. jaajëf gis nañ ne bu ñu dañ wax dënnu maanaam foudre tubaab di ko wax foudre bu doon faral di am wala sax muy faat dañ ko doon faral di gis ci yenn dëkk yi lu mel ne Kolda Ziguinchor Tamba ak yeneen waaye gis nañ ne egg na Dakar ba fi faat. muy loo xam ne xaw na doy waar ndax gis nañ ne am na ay paratonnerres yu ñu fi daal di samp lu tax yëf yi yegg si ba Ndakaaru di fi faat. comme ni nga ko waxee dañu seetlu ne bu fekkente ne mu ngi taw boo xam ne dafa ànd ak lu ñuy wax orage maanaam ngelaw dafay faral di am lu ñuy wax foudre maanaam mooy dënn foudre boobu nag boo ko déggee ci ni mu bindoo. dafa am lu ñuy wax tonnerre maanaam bruit bi nga xamante ne moom ngay dégg bu fekkee ne mu ngi taw. mais day ànd ak benn melax. yooyu nag day faral di def ay dégâts moo tax sax année bii fi ñëw ak yow ni statistiques yi DPC yore am na lu mat juróom benn nit ñoo xamante ne ñàkk nañu seen bakken sur l'ensemble du territoire national. boo gisee li waral loolu. mooy que population bi suñu population bi dañu xamul yenn matuwaay la ñu war a mën a jël pour aar seen bopp ci phénomène boobu ñoom duñu faral di suivre lu ñuy wax bulletin météorologique yi nga xamante ne météo da koy jox nit ñi pour ñu mën ko jëfandikoo pour que ñu mën a éviter lépp loo xamante ne mën na indi loraange ci seen dund. mais aussi dañu seetlu ne aussi Dakar. bien sûr que état bi mu ngi def ay installation paratonnerre ci bâtiment administratif yi ci marché yi ci écoles yi ak ci jumaa yi ak église yi ba léegi des na zone boo xam ay zone yoo xamante ne ñoom amuñu appareil yi nga xamante ne ñoo leen di mën a protéger ci phénomène boobu. d'ailleurs sax état du Sénégal depuis 2004 ak fu ñu toll nii jot na installé lu mat 5250 paratonnerres sur l'ensemble du territoire. et loolu noonu dañ koy continuer. moment bi ma waxee ak yow nii techniciens yi ñu ngi ci sur le terrain vers la zone sud bi nga xamante ne moo gën a exposé wu ci phénomène boobu di installé ay appareils. mais yéen nan nga mën a expliquer mbir mi ci Ndakaaru lan moo ko war a mën a waral donte ne sax am na paratonnerre wala dafa am yoo xam ne moom. bu fa mbir mi yegsee foofee foo mu def ay dégâts yan gox la. waaw comme li ma la ko waxee sànq rek kenn mënul la wax kenn mënul wax ne foudre fii lay dal wala fii la mën a kenn mënul la wax tey ne foudre bi
fii lay dal parce que wax naa la c'est un phénomène naturel la boo xamante ne yàlla ji moom moo koy wàcce donc ci ni mu bindoo nag dañu seetlu ne point yi nga xamante ne ñoo gën a kawe ñoom lay njëkk attaqué lu ci mel ni waaw li mel ni immeuble yu mag yi yi mel ni antennes yi moo tax boo seetloo antenne bu kawe boo gis rek ci kaw am na benn dispositif boo xamante ne moom mooy protéger contre le foudroiement mais maintenant boo gisee aussi muy am ci Dakar parce que cas yi am yëpp c'est des cas yoo xamante ne c'est dans les périphéries de Dakar ñaar yi nga njëkk a wax am ci biir géej la am donc ci biir géej nag amul benn protection foofu mënuñu fa installer paratonnerre mais néanmoins am nañu ay matuwaay yoo xamante ne buñ ko waxee population bi wala bi nga xamante ne ñooy pêcheurs yi buñ ko respecté ñoom mën nañu aar seen bopp ci loolu. war nañ ñëw foofu sax par exemple nappkat yi buñ nekkee ci géej gi dënn bi tàmbale nu ñu war a def ñoom ba aar seen bopp. ñoom dañ leen pour ñu mën a aar seen bopp dañ leen wax ne ñoom li ci gën a gaaw nañu def tout pour teer si. ñoom ñu éviter di laal lépp loo xamante ne objet métallique la. objet métallique lu ci mel ni. li ci mel ni fer. xam nga nappkat yi moom foog mu leer ci ñoom. surtout ñoom sax parce que ñoom bu ñu demee géej. foofu doo am benn paratonnerre. oui doo am benn paratonnerre. waaw foog mu leer seen bopp ñoom nappkat yi surtout waaw. moo tax foofu noonu. ñu respecter les règles de sécurité rek. moo leen mën a aar loraange yi nga xamante ne loolu mën na ko indi. règle de sécurité mooy yi ma la wax sànq nii rek. mooy nañu moytu lépp loo xamante ne. conducteur courant la maanaam lu mel ni fer. wala lu mel ni takk ay casque téléphone. yooyu yëpp c'est des choses yi nga xamante ne lii dañ ko war a def. mais aussi ñoom bu fekkee ne mu ngi taw mu ànd ak loolu mu ànd ak ngelaw dañ leen wax ne ñoom lañu def seen kéemtalaay kàttan pour ñu mën a teer si ci nu mu gën a gaawee. te li jiitu ci loolu ñoom dañ leen di ñaax à chaque fois ñoom ñuy saytu bulletin yi nga xamante ne météo mu ngi koy publier quotidiennement pour mu wax leen géej bi mën nañu dem wala mën nañu doog ba mu gën a dal. léegi wax nga ci nappkat yi léegi bu dee askan wi la ñi nekk ci biti wala nga gën di doxantu rek yaa xam fooy jëm rek mbir mi fekk la ci mbedd bi yow noo wax def ba aar ta bopp. waaw bu fekkee ne da la fekk ci mbedd bi dañ la wax yow nga abrité wu maanaam nga wut benn immeuble boo xamante ne mën nga fa toog ba phénomène boobu mu wàññeeku. ba mu jàll mais nee nañ la dañ la tere yow nga toog ci suufu garab wala ngay sebetu ci suufu garab. loolu moom dañ ko tere. maintenant bu fekkee ne yow da nga nekk di déplacé wu aussi. dañ ne yow na nga éviter di jàpp lépp loo xamante ne objet métallique la. bokk na ci maanaam béykat yi suñu mbokk béykat yi ay ileer yu ñu yore yi nga xam ne day am fer. bokk na ci aussi nit ñu bëri dañuy faral di utiliser lu ñuy wax parapluie. parapluie yooyu nag nee nañu nañu éviter di utiliser parasoleil ou parapluie quoi. maintenant dañ ne na nga bu fekkee ne parapluie boobu dafa am. point mooy jubbu bi waaw jubbu bi dafa nekk fer. nañu moytu di ko jëfandikoo parce que loolu noonu mën na attirer li nga xamante ne mooy décharge électrique bi ba mu indi ay loraange ci nit ki. kon daal buy taw nga nekk si biir nga yor sa parasol boobee lu gën mooy nga ut foo toog ci suufi immeuble nga toog foofu. waaw nga toog foofu. waaw léegi bu dee yow loolu da la fekk ca biir kër. maanaam muy taw nga nekk sa biir kër. muy dënn bi di jolli yow ban comportement nga war a am. waaw bu fekkee ne dala fekk sa biir kër lu ñu lay njëkk a conseillé mooy ne na nga moytu di génne ci biti na nga def tout sa kéemtalaay kattan pour génne ci biti na nga moytu lépp loo xamante ne fer la maanaam porte yi ak fenêtre yi mais aussi baignoire yi ak lépp appareil boo xamante ne dafa am fer. nañu éviter aussi di utiliser suñu appareil yi nga xamante ne courant moo koy faral di dawal lu mel ni télé lu mel ni frigo. nañu éviter aussi ñuy dem ci kaw terrasse yi pour weeri suñu yére yi parce que le plus souvent ci kaw terrasse yi dañ fay aménager ay séchoir. séchoir yooyu li ci gën a bëri. ay ligne waaw. wala ay ligne. day nekk ay fer. maanaam buy taw suñu soxna yi ak suñu yaay yu baax macha allah dañu faral di daw
di dem ci kaw terrasse yi wala dem di wér yëre yi kon donte na sax dafay tooy nañ ko fa bàyyi moo gën a wóor waaw nañ ko fa bàyyi pour seen sécurité waaw ligne bi en général ci kaw terrasse yi lay nekk te neen lañ la phénomène boobu point haut la waaw day attaquer les points hauts le plus souvent moo tax nag dañu war a di éviter di dem wéeri ay yére ci ligne yi nga xamante ne dañ ko installé ci kaw terrasse yi bu fekkee ne mu ngi taw kon mu ngoog loolu tam lu am solo la parce que dañu faral a gis ne buy taw jigéen ñi dañu daw di wéri seen yére yi kon donte ne sax dafay tooy nañ ko fa bàyyi ndax bu ñu demee di wéri yére yi ñaanuñu ko yàlla dënn mën na leen fekk waaw kon mu ngoog soxna yi ñoo ko déggandoo bu dee da ngeen fóot ba pare ngeen dem wér seen yére yi buy taw moom lu ci ëpp mooy ngeen bañ a dem wér seen yére yi na tooy bu yeewoo naaj dina am ngeen wér seen yére yi noonu la adjudant Ismaïla Fall waaw effectivement noonu la jaajëf bu baax a baax ci leeral yi jëmoon ci dënnu bu tàmbalee ban comportement la askan bi war a am ba mun a moytu yenn jëy yi merci beaucoup jaajëf di tam fàttali yaay chef bureau division étude ak opération foofee ca DPC merci beaucoup